jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñii duñu seetaan ci seen chaîne préférée ñu am mbégte nag dellusiwaat ci ab émission bu bees tax mu di le premier numéro ñu tuddee ko nag le grand débat. le grand débat tey nag mu fas yéene taxaw ci benn xew-xew di xew-xewu jamono mu di centenaire Seydil Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu ndax xam ngeen mu ngi génn àdduna en 1922 boobu ba léegi nag def na téeméeri at tey nag seen groupe bu bees mu di le groupe M7 ñu ànd ak toutes nos plateformes fas yéene taxaw maanaam waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo di xew-xew boobu lii di premier numéro bi nag ñu fas yéene ko jagleel maanaam le premier numéro du grand débat lii di centenaire u Maodo centenaire bi nag mu tombeek li nga xam ne moo di un contexte assez particulier moo xam ci contexte bi nga xam ne nag ñëpp xam nga nañ ko mu di situation sanitaire bu doy waar boo xam ne maanaam daloon na àdduna bi yëpp ba taxoon sax maanaam activités yu bëri taxawoon loolu nag jotoon na fauché lii di situation économique bu àdduna bi dëkk yu bëri nag ñu laale ci rawatina Sénégal gis ngeen ne tamit lu fa gën a xew léegi mooy guerre ba am fële ca Ukraine ba tax aussi tamit mbir yi gën a doy waar enfin bref loolu yëpp ci contexte bu la bokk ndax yéen ñi ngi seetaan baax nañu contextualiser leen li nga xam ne moo di lu waral jotaay bi pour lu tubaab bi naan vous permettre de mieux comprendre ana lan la ñu fas yéene waxtaanee tey. dinañ waxtaanee tamit ci li nga xam ne moo di situation politique waaye centenaire bi nga xam ne tamit la ñuy waxtaanee dañ koy indi ci li nga xam ne moo di contexte jamono tey bëgg nañu xam ki nga xam ne moo di Seydil Hadj Malick Sy lan la fi bàyyi ak li nga xamante ne moom moo di quand même tubaab bi di ko wax son legs parce que bëgg nañ cee sukkandiku pour xool enseignement yi nga xam ne Maodo bàyyi na ko fi est-ce que ñi nga xam ne tey ñoo nekk fii ci askan bi ñu ngi jëfandikoo wala ñu ngi bàyyi xel ci mbind yi nga xam ne wala jàngat yoo xam ne mag ñi bàyyil nañ ko ba nga xam ne bu ñu ci sukkandikoo am nañu yaakaar ne war nañu am un meilleur vivre ba tax nag tey ñu dajale quand même ay kilifa kenn du leen présenté ku ci njëkk moom mooy Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine moom xam ngeen ko ndax cadre unitaire de l'islam moom moo ko jiite waaye bokk it ci kër gi di sëtu Seydil Hadj Malick Sy di doom ci Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine mi nga xam ne nag moom Serigne Babacar Sy moom mooy wéjuram Seydil Hadj Malick Sy di seen wéjur ba tey ma toog ak tamit à côté keneen ku bokkaat ci kër gi xëy na da ngeen ko gën a xam ci forum civil mu di Abdoul Aziz Diop waaye doom la ci kër gi surtout Seydil Hadj Malick Sy la moom xam ngeen ko wéjuram moom wéjuram bu jigéen Seydil Hadj Malick Sy moom moo ko meññi kooku nag meññi ki nga xam ne moo di wéjuram bu góor kon nag ba tey mbégte la am tey ba ma ñi nga xam ne moo di ñaari surtout Seydil Hadj Malick Sy seqee ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne centenaire bi la waxtaan ko nag ci dans un contexte particulier muy contexte bi nga xam ne moom moo xew ci jamono kon mbokk yi damay dugg rek ci waxtaan bi ak sama gan yi nuyu ki nga xam ne moo di Serigne Cheikh maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant nag surtout ci dalal bi nga xam ne dalal nga ñu ko ci premier numéro bi nga xam ne accepté ngeen ñu ko yow ak Abdoul Aziz nga may ñu vraiment ba ñu mën ko amal ak yéen Serigne bi ngi lay nuyu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والحاتم وعلى آله حق قدره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waaleykum asalaam wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di la dalal di nuyu mboolem internautes yi ak téléspectateurs yi seetaan sa émission bi di jiital ci nuyoo kilifa diine yi ci réew mi di leen jox seen wàccuwaay ci seen taxawaay ci saa su ne réew mi soxla leen ñu am ci taxawaay gu mat sëkk. ñi ko seen maam yi daan defee. di nuyu sama ki ma feggool tey ci émission bi sama frère sama xarit Abdoul Aziz Diop Moulay ñu xam ko ci société civile bi waaye it xam taxawaayam ci diine ji xam taxawaayam ci Tivaouane. lépp loo xam ne Tivaouane daf koy. soxla ci xalaat mu koy génne ci moom ngir autorité yi mën ko wëyal di rafetlu émission bi ngeen ñu xamante ni ñoo ko ubbi tey di ci sa groupe bi nga wees bi tudd M7 ñu yaakaar mu nekk groupe boo xamante ne dina raw ci groupe bi presque yàlla def ba mu egg ba fii ñoom si yéen nag yeneen i groupe de presse yi gën a mag ci àdduna bi egg amiin te ñu bokk sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëñ yàlla na yàlla nangu ñaan mu lay Abdoul Aziz yow tam ñu am mbégte lool dina dalal yàlla xam na ko ni ko dama doon dalalee Serigne Cheikh ci yeneen jamono tey tamit noonu la amee mbégte dalalaat la fii ñu waxtaanee li nga xam ne moo di centenaire u sa maam di premier numéro boo xam ne moom lañ ko jagleel Serigne bi maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax Serigne Cheikh di am mbégte lool tamit ci dalal bi waaye jël nuyoo bi nag di ko teg ci suñu loxo suñu sëriñ suñu frère suñu soppi mu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine su ma ko joxee nuyoo bi nag islam bi yëpp dugg na ndax moom dafa yore cër yu bari. ñëpp yi kilifa diine yëpp di ay maamam
di ay soppeem waaye mu jiite CUDIS cadre unitaire pour le développement de l'islam au Sénégal. lëkkale këru diine yi lëkkale ay yima yi donc loolu aussi su ma ko joxee nuyoo bi rek nuyu naa l'islam bi yëpp nuyu naa sax réew mi yëpp képp kuy way gëm di am mbégte lool nag tey ci jataay bi yaakaar ni incha allah dina jur njëriñ bu baax a baax a baax. jërëjëf Moulay Abdoul Aziz kon nag dañuy dugg ci waxtaan bi ma jox kàddu gi ki nga xam ne moo di Serigne Cheikh Serigne bi ñu ngi ko doon wax sànq centenaire u Seydil Hadji Malick Sy ci lañ toll xëy na Maodo am na ñu bëri ñu ciy wax ndax ku ci nekk da nga cay wax la nga ca xam rek waaye xam ko ba mu jeex tàkk moom mënut a nekk. ndax ki ko bind moom moo ko xam. waaye bëggoon nañ tuuti rek Serigne bi nga laal ñu ci li nga xamante ne moo di parcours Seydil Hadji Malick parce que boo xoolee Maodo c'est une personnalité assez particulière pourquoi je m'explique ndax c'est quelqu'un koo xam ne boo xoolee un peu jamonoom dafa tombeek jamonoy colonisation donc xëy na aussi am na ñu ne jamono jooju ak bi wute na waaye la ma ca bëgg a wax wala la ma ca namm à travers ma question moo di boo xoolee c'est une période boo xam ne il a réussi malgré quand même li nga xamante ne moo di la férocité des colons Maodo a implanté li nga xamante ne moo di sa politique wala implanté tout ce qu'il a voulu implanter par son savoir-faire il avait beaucoup insisté également à l'époque sur le capital humain xëy na dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti mais bëggoon naa nga wax ñu tuuti rek ci jaar-jaaru góor gi. waaw jërëjëf tey de nag ñoo sas ndax wax ci sa maam ci jamono ji ñu toll yombul. dëgg la waaye dañuy orienté suñu wax rek ci dimension bi nga xamante ne moo mën a intéressé nit ñi. ndax moom ci loolu la gënoon a orienté mbiram ndax Seydi Hadji Malick booy xool dimension familiale am mosu ko yitteel ndax bu ñu xamee ni que moom buñ ko toppee ci judd day dem ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ci bëgg ñu am légitimité sociale boo xam ne wekku ko ci deret moo tax bëggul mosula bëgg ñu jël dimension di mu nekk bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk shérif mosu ko boole ci dundam te gis naa ni am na lu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy nettali ci benn conférence am ñi Maodo doon wax naan ñu naan nekk doomu Maodo jot na doy na way mu ne bu bañ commencé wax loolu ci la àdduna tukki kon moom dafa mës a cultiver leneen dimension yi nga xam wala yeneen dimension yi nga xamante ñoo tax tey mu nekk li mu nekk wala mu am li mu am mu gënale ko dimension familiale am. il était très effacé hein. Très effacé ci wàllu woowu moo tax ci parcours am mu jël li nga xamante ne mooy dimension intellectuelle am teg ko ci kanam peut-être dinañ ci dellusiwaat après ci ab capital humain bi. mais moom dafa mës a jël origine familiale teg ko de côté pour cultiver li nga xamante ne mooy lii def tey mu nekk nit koo xamante ni ñëpp dinañ koy fàttaliku ci centenaire bi ma fàttali ne centenaire am na sax gis naa ñu génnewaat tuuti lettre Serigne Babacar Sy ba mu bindoon ci mbirum centenaire ñu ne Serigne Babacar moo ko bindoon Zawiya Tivaouane pour wax leen ñu bañ a fête centenaire mais lii du fête fàttaliku parce que nit quand même boo xamante ku dimension bu ko ni Seydi Hadji Malick bu fekkee ni bind nga wala boog liggéey nga ci jamono lu toll nii dinañ laaj ñuy revisiter waat sa œuvre ngir fàttalikuwaat ko ngir mën ko mu nekk benn viatique pour ñi nga xamante ne ñooy ay kilifa ñi nga xamante ñooy ay jullit wala ñi nga xamante ay citoyen war nañu mën a wékk am cëslaay ci œuvre am boobu am cëslaay ci li mu liggéey ci àdduna ngir mën a am avenir bu mucc ayib loolu moo waral centenaire bi mais du question festivité ndax festivité dafay dugg ci cadre bidaa dafay dugg ci cadre feete loo xamante ni mag ñu baax ñu fi nekk daal ñu ko def fa tabarakallah moo tax Seydi Hadji Malick li nga xamante ni mooy dimension bi ëpp solo bi mu cultivé woon mooy dimension intellectuelle mu jàng nag fi mu war a jànge nekk xale ñu teel a génn gannaaw bi nga xamante ni li ñu woowee les sciences de base ci alquran jàng na ko ci wetu nijaayam fële ca Dagana wala fële ca Gaaya mu génn Dagana ngir wuti xam-xam ndax loolu moo doon habitude ñi nga xamante ñoo bëggoon a ëgg xam-xam dañuy wër di laawaan ci
di laxas ci yeneen i gox. ngir xam-xam bu nga xamante ni gis nañ ni war nañ ko mën a wuti ci yeneen i gox mu wuti ko. bi nga xamee ni matal na xam-xam yu bari boobu Seydi Hadj Malick dafa dem ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dellu si waatee nag ci la commencé di jàngale wala boog di génne xam-xam ngir li nga xamante ni emmagasiné na ko durant tout son parcours ci këru diine yu bari mais aussi li nga xamante ne emmagasiné ko ci voyage ndax dañ naan kuy tukki jàngale la mu sanc nag ay daara fii ci Sénégal dinañu dellu si waat ci bari ci li nga xamante moom moo doon stratégie parce que Seydi Hadji Malick ci génne xam-xam boobu dafa amoon ñaari stratégie benn bi parce que ñaari type de taalibe la amoon wala sax ñaari type boo jëlee typologie ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci wetam dafa amoon ñaari façon ñi ñuy wooye ay muxaddam ñi nga xamante ni am na ñu bari sax yii ñëw ci moom fees nañu dell ci wàllu xam-xam mais gis leer gi nekkoon ci moom moo taxoon ñu ne nañ ñëw barkeelu ci leer googu ngir mottaliwaale seen spiritualité ñaareel bi mooy ñi nga xamante ni moo leen jàngal moom ci boppam parce que dafa nekkoon ci ñaari catégorie taalibe yu dafa ci am ñoo xamante ni ñoo doon wooye taalibe yu mag ñi nga xamante ni ñoo doon jàngal taalibe yu ndaw yi mais aussi mu am ay taalibe yu ndaw yoo xamante ni ci moom la ñu dalee di jàng mbooleem xeetu xam-xam yi fi amoon mooy xam-xamu gannaaw jàng alquran xam-xamu fiqh xam-xamu aruut xam-xamu naxwu xam tout en tout cas science yi nga xamante ni yu ci bari mi ngi ko doon jàngale ci biir daara ci gannaaw loolu nag ci la génne stratégie bi ñu woowee stratégie de décentralisation maanaam ñi nga xamante ni jàngal na leen ku ci nekk daf leen jël di leen yóbbu ci yeneeni gox ngir ñu mën a wasaare li nga xamante ne mooy xam-xam moom lay wax démocratisation du savoir boobu mais aussi wasaare li nga xamante ni mooy tariqa bi ndax suñu waxee rek Seydi Hadji Malick dafa am ñaari façon boo xamante ni bu doon la doon doxalee mooy defar nit ki ba nga xamante ne di nga mën a amal sa mooy lu ñu woowee jàng yi mooy xam-xam bi mais aussi defar ruux bi mooy spiritualité bi nga xamante ni moom la bëggoon tëggaat ci njaboot ji te spiritualité boobu ci fenn la ko jaarale muy tariqa tijaniya parce qu'on voit qu'il a toujours refusé le fanatisme moom loo wax rek mu ne nit ki dafa war a jàng nit ki dafa war a nite exactement nite googu nag mooy ñaari façon yi mu tabaxee nit ki jox ko xam-xam mais aussi jox ko spiritualité ngir nekkinam te nekkinam boobu nag mooy raxas ñagas mooy impureté yi nga xamante ni mooy nekk ci nit ki mais aussi fexe ba nit kooku gën di jege Allah subhanahu wa taala donc loolu mooy ñaari façon yi nga xamante ni moom mooy parcours am ci wàllu nekkin peut-être sori wu ma ci mais ñëpp xam nañ ni fi mu jógee fi mu juddoo ak yooyu je pense que loolu dama koy bàyyi ak les historiens ñoom ñu wax ko mais ñun li ñu ëpp importance mooy parcours bi nga xamante ni am na ko ak naka la installé woo ba mën a wasaare li nga xamante ni mooy xam-xam boobu ci conditions yi nag conditions yu difficile ndax dafa Seydi Hadji Malick dafa fi fekk ñaari mbir surtout bi mu installé wu Tivaouane dafa fekk ñaari mbir mooy tubaab yi d'un côté ak ñi nga xamante ni ñooy ceddo yi c'est ça mu war a nag jaar ci diggante boobu te du am benn gàkk-gàkk ci li nga xam ne moom la bëggoon doxal muy diine ji te tabarakallah loolu réussir na ko ba sax te ci anam boo xam ne anam bu am solo la ko réussir ndax Seydi Hadji Malick musula am ñuy woowee confrontation ak l'état colonial pourquoi musul am confrontation ak l'état colonial parce que dafa gëm ni d'abord dafa mës a gëm li ñuy woowee pacification espace social musul gëm ni jàmmaarloo mën na indi jafe-jafe mën na indi solution ci réew moo tax ba dem na sax te loolu yàgg na ci Sénégal am na attitude boo xam ne boo ko amee ak ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee les autorités dañ lay jàppale collaborateur dem na sax ba am ñu ñaaw làmmiñ di ko taxé de collaborateur mais xamuñu woon stratégie bi nga xamante ni te loolu du man maa ko wax ay bindkat ku mel ni David Robinson bind na ci ku mel ni Wesley bind na ci di wax stratégie bi nga xamante moom la Seydi Hadji Malick tëraloon ngir bañ a mën a collaborer ak tubaab bi
mais aussi bañ a yàq liggéeyam ci wàllu diine bañ a yàq liggéeyam ci wàllu defaraat askan wi. comme pacification de l'espace social boobu dafa mës a nekk yitteem ci taxawaayam. je pense que loolu mooy pour introduire. loolu moo amoon lu ma mën a wax ci parcours Seydi Hadji Malick. ma bàyyi moom sëñ Moulay nga xamante ne peut-être moom moo ëpp xam-xam ci wàllu boobu peut-être pour compléter ko incha allah. parce que junj nga ko sax sëriñ bi ci sa biir waxtaan. ci li nga xam ne moo di la stratégie parce que ci laa bëgg a interpeller ki nga xam ne moo di Moulay. am na benn wax ju ñu jox bu ma intéressé quand même et bu ma marqué. parce que nee nga quand même c'est vrai qu'à l'époque certains disaient que c'était un collaborateur des colons. mais Maodo n'a jamais collaboré avec les colons. mukk c'était un pacifiste il a toujours œuvré quand même parce que ñun même bañ koy jàng à l'école ñu ne moom ak Cheikh Ahmadou Bamba. c'était vraiment ñi nga xam ne doon prôner la lutte passive la résistance passive. La résistance passive merci c'est le mot que je cherchais. waaye ci biir loolu malgré cela on voyait que toujours Maodo est resté ferme quand même sur les principes. il était intransigeant ci yenn yi. duñ ko tere jaamu yàlla duñ ko tere doxal diineem ndax su ma jumbalee on a eu à le convoquer à plusieurs reprises. ci li nga xamante ne moo di fële à Saint-Louis. mais à chaque fois Maodo ne variait pas dans ses propos. lu ñu tax a jóg moom mooy jaamu yàlla ba ñëw nañu sax su ma jumbalee interpellé ko Moulay. interpellé ko ci li nga xamante ne il paraît que vous étiez l'héritier de Cheikh Omar Foutiyou Tall. que vous-même vous préparez une guerre il a beaucoup rigolé. mais ne leen benn arme laa yore mu génn kurus bi. mais Moulay ci biir loolu pourquoi j'ai voulu parler un peu de ça mais dama bëggoon nga wax un peu la stratégie de Maodo quelle était sa stratégie. jërëjëf sëriñ Cheikh xam naa ni Cheikh Ahmed Tidiane li mu wax am na solo ci introduction. ci parcours après précision bi tamit c'est important contexte bi ndax prétexte émission bi mooy centenaire bi. c'est ça. waaye loolu Cheikh leeral na ko waaye li ñu naan la répétition est pédagogique. barki dem gis nañu sunu kilifa sunu papa. mu sëriñ sëñ Maodo Sy Dabakh ci tuuru xalifa bi sëñ Babacar Sy Mansour na yàlla doolu leen wér gannaaw loolu rakkam Pape Mansour ñun ñëpp préciser nañu ni révisite la suñu rakk Abdou Hamid gën ci jaaraat maanaam dañuy càmbaraat maam El Hadji Malick sa vie et son œuvre 100 ans après waaye jëmmu anniversaire taw ci kër sëñ Babacar bind na ci maam Abdou gis nga bi mu génnee àdduna loolu moom lu jara leeral tamit waneen dañuy càmbaraat pour mu nekk un viatique ci société bi pour ñëwaat ci stratégie xam nga moom El Hadji Malick soo bëggee tënk 66 ans la dund am na sax ñu ci dem naan li mu Allah mais loolu moom mësul woote karaama bi mu wootee mooy istixaama mooy njub wala exemplarité ñoom njabootam yëpp nag loolu lañ doxale bari na kuy wax ma El Hadji Malick di wax légende di wax ay xarbaax xamu ko moo tax dimension spirituelle am dimension patriotique dimension citoyenne dimension intellectuelle foofu la ñuy waxee. pourquoi il refusait le fanatisme pourquoi mu doon bañ yooyu. waaw parce que xam nga dafa am lu mu ñaanoon ba mu demee Màkka Sëriñ Cheikh wax na ko 1889. ñaan ñett borom bi maa ngi ñaan yàlla réew moo ma nekk réew bu lëndëm la. loo ma nar a feeñal wala may ma ko na nga ko denc ba ëllëg ndax sa ngërëm lay sàkku. moo ma gën a lépp. sa ngërëmal yàlla mënul ànd lul tey ci. taqwa maanaam tegu ci siraatal mustaqima ba pare moytu luy niroog déification maanaam jéem a gis sa bopp parce que mënoon na ko moo tax mu bañoon loolu beneen bi mu ne yàlla maa ngi ñaan jaam yàlla ya nga xam ni sa réew moomu dëkk luñ ma nar a tabax xal kër nañ ko def néegu yàlla maa ngi ñaan yàlla aussi suuf su lew ma mën ci dundee sama ñaq sàmm sama ngor ak sama diine loolu moo tax ñu koy résumé ci jaaju ba jaaju boobu mooy jàng julli bay stratégie am donc premier niveau de stratégie ci loolu la ko teg jàngale julli bay mais stratégie su amee dina ànd ak vision mais stratégie bi pour nga décliner ko il faut nga am ay pexe wala xàll ci la sampe zawaaya yi soo déggee zawiya lan la wuteeg jàkka zawiya lañ fa mën a def mënuñ ko def ci jàkka mënuñ ko def ci jumaa jàkka mënoo fa fanaan mënoo fa waroo fa lekk zawiya daara ji moo jiitu sa loolu islam al madaris xam lul masajid bala ngay jaamu yàlla da nga koy xam mu teg daara teg jàkka ji teg na kër gi pour mu nekk lieu de socialisation li Cheikh lañ doon wax tànk li ñu jàngale ci bind yi moom da koy jëfee ndax nee nañu fukki at ak benn yoo xam ni mosul wuute julli juróom ba benn bis mu xaw a tardé tuuti ci ràkk bu njëkk bi fekk dafa nekkoon ci kàggu yi moo tax mosul am bëgg nekk koo xam ni su xëyee fajar emploi du temps jàkka ji jàngale dugg tuuti noppalu génnaat mosul am bëgg nekk parce que
il était accessible. mooy journée bi 5 prières quotidiennes yi ci jàkka ji la koy julee mooy zawiya bi. c'est ça su génnee jàngale su génnee jaamu yàlla. donc stratégie boobu mooy moom El Hadji Malick dundam yëpp maa ngi koy wax sànq. sama papa daf ñu ko doon ne seen maam su ngeen ko bëggee xam xool leen ko diggante suratul baqara ba minal jinnati wa naas. dig-digal boobu rek la nekk maanaam génnul alquran génnul sunna. léegi nag tey loolu mu ñaanoon naka la ko yàlla nangoo ba mu ñëwee jak saaw la njëkk a fàggu ndax dafa wër Sénégal yëpp jaar na fu bari li tax mu jaar foofu fu ne mu jël xam-xamu Saalum Waalo Jolof parce que dafa bëggoon defaale sociologie xam société sénégalaise naka la tëddee c'est pour loolu moo mën a am il faut nga jaxasoo ñoom mais ba muy teer si Tiwaawoon en 1902 samp jak saaw 1904 mais lu jiitu loolu Serigne Cheikh wax na ko il était légaliste dafay fekk tubaab bi fekk fi ceddo yi bi muy bëgg a tabax zawiya jumaay Tiwaawan bi dafa bind lettre gouverneur colonial pour am autorisation de construire autorisation bi ñu ngi ko jox le 17 février 1903 bi mu ko jotee ci la tàmbali tabax jumaa ji nga gis tey Serigne bi yëkkatiwaat pour àggale ko 1904 mooy jumaay Tiwaawan année boobu la moom Abdou juddu ci la jumaay Tiwaawan taxaw ci la samp jak saaw tamit góor gu ñu naan maam mutu fa tey ñoom ñoo ko fa goroloon li tax li mu juloon ci parce que moom dafa jàgg a wax ni même hadiya richwa la maanaam hadiya corruption la hadiya boo xam ni soxla da koo jiitu wala soxla da cee tegu parce que moom bëggoon na li muy doxal yëpp mu doxal ko ak dignité bëgguloon tubaab bi noot ko bëgguloon ceddo yi noot ko mu tool yooyu ba pare doomu jàmbur yooyu mu yoroon bëggoon na tey li mu leen di dundale mu nekk lu lew moom tamit mi nga xam ni tey mi ngi jaamu yàlla ak di jaamu borom bi di ñaan borom bi parce que dañu al ijaba ñaan mu nangu mi ngi ànd ak lekk lu lew donc moom dafa fekk woon côté boobu bi ñu defee recensement ci wàllu jàkk rek 1991 am na ci source bu génnoon nee na 4703 mosquées yoo xam ni maam El Hadji Malick wala ay njabootam wala ay muxaddamam wala ay taalibeem samp nañ ko ci biir réew mi mu jàkka yoo xam jàkka néegu yàlla la mais jàkka yoo xam ni suba ak ngoon ña ngi koy wasif donc loolu daf lay won ni la mu ñaanoon moom bàyyiwu fii lekk matériel. Comment il a réussi quand même à bàyyiwu fi ay tool xam nga l'espace on va dire. Voilà. fii au Sénégal vraiment gis nañu émaillé na espace bi quand même. voilà mooy seen si non rek décentralisation acte 1 moo ko posé moom parce que bi mu formé njaar ndeeg jak saaw mu xaddam yi daf leen tas ci réew mi mais ku mu samp nga samp jàkka wala zawiya tubaab bi tam fi mu teg cathédrale soo demee fii grande mosquée non zawiya Maam El Hadji Malick moo cathédrale bi ñoo dend dëgg la nga dem Saint-Louis la même chose parce que moom stratégie pacifique la doon def xam na nit ñi pouvoir colonial la tubaab bi moo leen fi teg mais moom mission diine la woon c'est diine l'islam religion de paix la donc lépp da koo def ci stratégie bu pacifique mais teg ko ci xel capital yi mais boobu ngay wax tamit dafa fekkoon diggante ay fu lëndëm ndax biir Kajoor dafa lëndëmoon trop ay ceddoo fa nekkoon dëgg la mu fexe ba ni ñu ko waxee dans un langage très imagé ñu ni dafa fekk galanu daxaar yi mu def ko xalima mu fekk deru bëy yi ñu daan tëgge tama mu def ko deru jullikaay mu fekk tama bi mu def ko satala loolu mooy lan mooy tey suñu mbokk yi nekk Tiwaawan tey soo demee jàkkee Maam El Hadji Malick wala Maam Sëñ Babacar suñu mbokk sugeer yi ak ñi nga xam tey ñooy tagg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kër gi ñooñu loolu lañ xamoon tëgg tamaak sabar mu fexe ba indi leen yokk ci leen dégg naa ñu doon upp lamb yi sax lañ mujj def iliman donc stratégie am yëpp daal capital humain boobu ñuy wax tey PSE dem ba 2018 ñu dugal ko ci axe prioritaire mais moom fan nit ñi di mujjee fa la njëkkee ndax nit ñi dañuy fekk ay nit def leen dof moom na daf fekk ñu lëndëm ñu réer ñu dof mu fexe ba def leen nit ba nga xam ni tey dem na ba ni sax waaw su ma demoon sax ba juum wala ma wàcc yoon ñu xam ni ah sëñ bi kon cata la jàpp ñu ñaan yàlla dellu si la waaye lang ñu mënoon duñ ci génn. Il était vraiment en avance sur quand même la société. Je me permets même de faire une petite divagation ndax xam nga ay jamono ñu ngi doon wax ne lii di gerte génne ko asaka daganul ba tax na sax su ma juumulee ci ay écrits amoon na tuuti ab réeróo ak Cheikh Sukayru ji ba moom ci boppam xawoon na sax gëm tuuti ne effectivement gerte wala ñu ko génneel asaka mais am na benn laaj bu mu ko laajoon ci benn culture bu ñuy cultiver foofu au Maroc culture bu pardon olive bi mu ne ko mais comme olive bi gis nañu moom ngeen di gën a cultiver da ngeen di ko génneel asaka wala déet mu ne ko bien sûr dañ koy génne asaka parce que lu gën a bëri ci askan bi moom lay dundee mu ne ko ñun tamit gerte la ñuy dundee c'est normal mu génne ak asaka waaw kooku mooy dimension réformateur bu c'est c'est c'est-à-dire que moom amul woon une lecture littérale
des textes. doon xool ci jamonoom ak société bi mu doon dund lépp loo xamante ni diine la mu xool naka la ko mën a méngee def ay lu ñuy wax qiyaas maanaam raisonnement par analogie la doon def ci lépp loo xamante ni àtte fiq la wala muy nekkin boo xamante ni nit ki war na koo nekk mais lépp daf ko doon teg ci benn modèle muy le modèle prophétique. Seydi Hadji Malick dafa amoon dafa considéré woon ni ko ignorance maanaam ñàkk xam daf ko considéré woon comme lu xam ne fléau la daf ko considéré woon comme musiba la. alors moo tax mu ne lépp luy dundam rek daf koy tëgg ci defaraat nit kooku ngay wax. te loolu moo ko permettre mu nekk li ñuy wooye daan li ñu daan wooye lanceur d'alerte. li ñuy wooye léegi nii lanceur d'alerte. Seydi Hadji Malick da daan xool li nga xamante ni moo ci société bi ay jafe-jafe la wala ay loo xamante ni kenn waru koo waroo ak diine wala mu waroo ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ak sharia mu jël ko raxas ko wala boog d'abord mu dénoncé ko. parce que booy xool ñaari téere yi mu mujjee bind Kifaayatu Raaxibiin ak Ifhaamul Mulki Al-Jaani. téere yi doy waar sax. ñaari téere yoo xamante ni téere lanceur d'alerte la. maanaam lépp loo xamante ni mi ngi woon ci diine ji. te ñu dugal ko ci te bokku ci. mu dénoncé ko lépp loo xamante ni mi ngi woon ci tasawuf ñu dugal ko ci te bokku ci mu dénoncé ko te loolu. daf ko pour mu mën ko dénoncer il fallait que dafa njëkk tàggat ci njabootam parce que téere bi mu koy bind presque mi ngi ci jeexitalu dundam. donc dafa njëkk tàggat ci njabootam xam-xam pour jox leen capacité de discernement. bi mu leen joxee capacité de discernement boobu loolu moo wane ne moom naxul nit ñi parce que bu doon koy naxaate mën na dénoncer ay mbir mais jaarale ko ci loo xamante moom la bëgg ay njabootam xalaate ko mu jaarale leen ci. dëgg la waaye. daf leen njëkk a yee ba pare jàngal leen ba nga xamante ni dem rek moo des. parce que fanaan ci ñaari at yi mujj ci dundam ci la ko bind. ba nga xam dem rek moo def mu doog na commencé nag di lancer les alertes pour leur dire que lii ñu dugal ci diine ji bokk ci baaxul lii ñu dugal ci tasawuf bokk ci baaxul. mu cultiver aussi beneen concept li may woowee résistance culturelle. Seydi Hadji Malick musul nekk dans le conformisme li ñuy woowee conformisme de la société. maanaam ñu ne rek lii aada la dañ ko doxale booy xool daf daan wax toujours ne waa en tout cas bi mu xeexee ba xeex aada ba sonn ci réew mi mu bàyyi daan ne Sénégal aada du fi. diine du fi daan aada du fi daan aada et loolu dañ koy gis ba léegi mais il a voulu quand même bàyyi fi résistance culturelle boobu maanaam. lépp looy dox bul xool ne rek ñëpp a ngi koy def parce que Sénégal léeg-léeg dañ naan la comme ñëpp a ngi koy def jaadu na wala comme ñëpp a ngi koy wax jaadu na. car souvent léegi naan on préfère la tradition à la raison. c'est ça exactement dañ jël aada def ko mu nekk dëgg fekk aada bu yàgg la rek. exactement donc il a voulu inculquer ci Sénégalais bi ci citoyen bi li ñuy woowee résistance culturelle maanaam li nga xamante ni mi ngi ci sa aada mais dëppoowul ak sa diine mais dëppoowul aussi. ak li nga xam ne mooy moral. boo xamante ni bu dee même bu fekkee ni ci dañ koy bëgg teg ci aada sax mais aada goo xamante ni day dëppoo ak li nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyiwante mu nekk lu baax. donc loolu aussi il faut que ñu bàyyiwaat xel ni. Seydi Hadji Malick stratégie am en tant que lanceur d'alerte te yamul foofu kese. dafa gannaaw avant loolu dafa bind ay téere. pour wan nit ci naka la nit ki mën a ko war a mën a comporter woo. bu mel ni boo jëlee peut-être mel ni Faakihatu Tulaab di wax. nit ki naka lay dundee tarixam mais aussi naka lay dundee ci biir société bi. nga xam tolérance. la paix ndax war nga mën a jëflante ak ñi nga xam ne bokk leen tarixa ñi nga xam ndax nga mën a jëflante ak ñi nga xam bokk leen diine. loolu yëpp ni nga war a adabu masjid ni nga war a comporté woo ci mosquée ni nga war a Seydi Hadji Malick il a parlé de tout waxuma nag li œuvre yi nga xamante ne mi ngi ci wàllu sociologie nga xamante ni peut-être ñooñu ñi seen xam-xam gën a sori. parce que moom comme ñoo doon waxee ñaari façon élèves la am les formateurs c'est-à-dire que dañuy wax la formation des formateurs ñi nga xamante ni dañuy utiliser seen xam-xam dañuy utiliser seen xel ngir xalaat mooy les penseurs. dafay am ay téere yoo xamante ni peut-être ñooñu la destiné mooy
c'est des œuvres mais wooye œuvres philosophiques mais aussi dafa am ay opercules yu ndaw yoo xamante daf ko doon def pour ki nga xam ne dafa nekk ci daara ji di jàng bëgg xam naka lay mën a comporter woo ci biir addunaam mu jox la ni ngay comporter ci sa société. Maodo était très généreux quand même dans le savoir. Ah non, très c'est généreux quand même pour dispenser quelque chose. et ba pare nag mu boole ci honnêteté intellectuelle mais sans commune mesure. Maodo bu daan bind déjà lépp loo xamante ni bind la jëm ci sujet bi dafay citer auteurs yi nga xamante ne ñoo bind. c'est vrai. c'est-à-dire que y a des œuvres où il est à presque 80 références ñoo xamante ni ay bindkat la ñu jamono wala jamono ñu ko jiitu ci sujet yi nga xamante ni moom la daan traité loolu day wane honnêteté intellectuelle pour jox cër ñi nga xamante ni ñoo bind ci sujet yi muy joxe mais aussi honnêteté intellectuelle pour wax ni kat lii la ñu wax waaye man Maodo man lii laa xalaat. parce que loolu tamit dafa am solo bañ a nag bàyyi nit ki nag mu xalaatal boppam. et ça c'est ay dimension la yoo xamante dimension yu am solo loolu moo permettre tey mu mën a en tout cas li nga xamante moom mooy lekk bi mu fi bàyyi mu nekk loo xam ne dañ ko mën a jëriñoo ba ilaa yomb ci concept yi mais aussi ci moom doxal bi mu ko doxal. yaa honnêteté boobu sax pour suñu Cheikh gis nga ba ci xilaasu zaab xam nga El Hadj Malick bàyyiwu fii lu dul benn bis. muy guddi waxul sax guddi yenent bi daf ni guddi gi tombé yenent bi gane àdduna ndax yenent bi fi la fekk guddi fi la ko bàyyi moomul guddi. gannaaw gi tamit dafay bàyyi benn guddi muy guddi gi nga xam ne moom la yenent bi gane àdduna. parce que buñ koy traduire rek la nuit du prophète loolu la ñuy wax rek. waaw mu ni guddi yenent bi guddi gi tombeek mu gane àdduna ndax yenent fi la fekk guddi fi la ko bàyyi. borom bi xam nga loolu bi mu ko fi bàyyee li jiitu burdu bi ñuy jàng tey. Mouhamadul Bouchayr bind ko. maam El Hadj Malick bind na Xilaasu Zahab. une œuvre plus complète. boo xam ne waxuma la yenent bi laata muy juddu da koo toog. mais par honnêteté intellectuelle pour wax li Serigne Cheikh doon wax mu teg fa Xilaasu Zahab ba su gàmmu teroo ñu ni budd ba tàmbali na pour xorma ak Mouhamadul Bouchayr xam nga ki am cër mooy may cër. dëgg la nangu cëru jàmbur bokk ci la. dëgg la mënoon nañu ni Tiwaawoon mii ba tàmbali na mënoon naa jël œuvre boobu xajul ci at waaye da koy teg ba guddi gàmm. donc loolu beneen dimension la aussi boo xam ni il fallait ñu préciser ko. pour wan leen loolu la fi bàyyi même dañ naan sax un homme une nuit un message man leen un homme bi jublu ci boppam un homme Seydina Mohamed une nuit la nuit du prophète un message le message prophétique et le message divin ñaar yooyu la jël parce que moom lépp luy déification rek da koo mos a teg. parce que Abdoul Aziz am na point bi nga wax damay des ak yow tuuti ndax Serigne Cheikh mu ngi ko doon junj sànq. mu jëm ci quand même la stratégie de Maodo xam nga góor gi bind na ci lu bëree bëri. gis naa également il a eu à décentraliser au niveau quand même national et un peu partout dans la sous-région pour dire la vérité parce que yónni na ay muxaddamam yu bëri dans la sous-région ak un peu partout dans le monde ndax am na ñu fi dem sax dégg naa ba Russie. tout ça pour essayer vraiment d'implanter la tariqa tidiane ñoom ñëpp ay muxaddamu kër gi lañ. gis nañ tamit vraiment à l'époque quoi que l'on puisse dire les gens avaient le sens de la mesure. dégg naa benn jour sa turando Alaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh yàlla nañu ko yàlla fayal. en 1964 maa ngi doon déglu waxtaan boobu. mu ne moom dafa am mu posé ñetti question mu am nag li ma ci jaaxal. mu ne su ngeen xoolee tey la téere yi gën a bari. waaye nee na tey la nit ñi gën a réer. mu ne su ngeen xoolee tey la garab yi gën a bari. waaye tey la nit ñi gën a feebar. mu ne su ngeen xoolee tey la alal gën a bari. waaye tey la nit ñi gën a rafle. mais Abdoul Aziz c'est quoi le problème alors dans ce cas dans la société. je ne comprends pas. waaw problème bi rek mooy li ñu doon wax sànq. xam nga damay naan sànq rek ñu koy waxtaan en off the record comme ñu avant ñu tàmbali waxtaan mag ñi. yàlla daf leen joxoon barke dugg ci biir sutura. xale yi wërsëg lañ leen yàlla jox. barke boobu nag li ko indi woon mooy ijaaba bi. ijaaba bi nag li ko indi woon mooy lekk lu lew lekk lu sell ba pare nag ànd ak soumission totale. xam nga mag ñi suñ benn kilifa dafay wax ni xale yi léegi ñàkk a feeñ dee moo leen ko gënal ndax pexe la ñuy demee. mag ñi suñ naree feeñ dee ndax doon dara si yàlla daf leen gënal nekk. xam nga am El Hadj Malick yëfu nit rek la def njabootam yëpp yëfu nit maanaam dimension humaine. dimension patriotique dimension spirituelle bi dimension ésotérique mosu ci feeñ. li ñuy def spiritualité yëpp seen dund yëpp yëfu nit la ñuy def maanaam fa yeneen si tegoon tànkam. julli woor aj màkka dimbale koo tane jéemu ñoon gën ndax xam nañu gën kenn ko def muy Seydina Muhammad
mais mbaax lañu xuus ba jeex génnuñ ci li nga laaj nag léegi mooy wane ni crise de valeur bi Serigne Cheikh wax bi ñuy dund tey crise d'autorité bi ñuy dund mais bi ci jiitu mooy crise de la foi loolu li koy indi yëpp mooy ñàkk a dellu si borom bi subhanahu wa taala. Qui est responsable ba 2 ans yi xam nga wax nga sànq ci introduction ñu dund Covid 1919 jamonoy peste ba lu ci sama waxoon daf ci alerté wu. C'est ça. bindoon en 2006 bi choléra bi duggee Serigne Abdoul Aziz Al Amine tànk yooyu la taxaw 2020 bi pandémie bi duggee lu sëriñ bi wax lii ngeen di feebar la du feebar balaa la mooy jikko parce que inna Allaaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim yàlla nee na du ma soppi mukk jaam yi tant que ñoom demuñ ba seen biir ñu soppi doxalin yàlla taxaw soit balaa day wàcc wala musiba wala alerte xam nga pandémie bi Cheikh xam nga ñu ngi ci période Makka parce que ñaawteef bëri na de Abdoulaye dogguma la yàlla bu la yàlla dog wax ju ñaaw bëri na tey dafa mel ni tey xotti war moom dafa doon loo xamante ne dama yàlla ba dafa mel dafa xew ci jamono nit ñi dañuy xool fu mu gën a métti ñu bës foofu waa xam nga ça je ne comprends pas xam nga doomu aadama si boppam malaaka mala ak nit ñoo am ak jinne nit yàlla da koo may xel mais doomu aadama boobu tey 2 ans yi kan moo demul Makka pourtant ponk l'islam la kan lañ privé julli ji ci mbooloo doomu aadama bi kan lañ privé parce que avertissement la au même moment maa ngi koy wax man leen bi Makka tëjee ñaari at yi bu ñu ko reetal ko baytul mahmoud au 7e ciel xam nga yàlla réplique de la Kaaba au 7e ciel bis bu ne 70,000 malaaka ñoo koy tawaaf sa ku ñëw doo ñëwaat dara taxawul te malaaka du mooy yàlla ci ndigalu boromam la nekk mais àjjana bi nga xam ni tey ëllëg moo ñuy xaar muy seetu Seydina Mohamed yàlla doomu aadama ko teral ak ay manquem ay matadeem mais lu ñu doon ñaan yàlla na fi yàlla jëlee mbas mi bañ dellu ca lañ nekkoon c'est la ñu nekkoon lu ci ëpp moo indi mbas mi tey gis nga bi ñu génnaatee ci wàllu wax ju bon ci ñaawteef ci wàllu mooy yàlla sa loolu mënul am lu dul laneen mën a dalaat ci ñu kaw nit ñi doog a xam ni li ñu nekk baaxul donc li ci antidote bi sama laaj ma indi na ko mooy repentir tuub gannaaw tuub gannaaw ñaan saraxe moo tax tey ñun jëmmu 100 ans yi dañ jàpp ni fi réew mi toll ci contexte liñ ci gën a war a def lu ëpp solo yëpp am na solo mooy ñaan googu tey nga xam ni tey moom El Hadji Malick diglew na ko sa borom bee ko digle ñaan jàmm ci réew mi ñaan jàmm ci jàkka yi ba lépp Sénégal ci daara yëpp mais ñaan boobu di ànd ak tuub borom bi xam ni ñun doomu aadama si boppam ak suñu matadi borom bi ñu ngi wàcc ànd ak tuub ànd ak jéggulu fas yéene nag bañ koo baamtu loolu nag mooy problème bi fi ñu toll li nga wax ni problème mu Sénégal yëpp loolu mooy problème ñun rek la doomu aadama la pour résumer boo xoolee tey Abdoul Aziz junj na ko tuuti ñaawte fii na ma yàlla baltima ci kaddu gi bari na lool tey dañuy rey nit ñi comme li ma xamul gis nga sax léegi da ngay dugg sa kër sax ñu dàqi la ak jaas yi pour ñëw agressé la man je me dis que ne bon je ne comprends pas cet état de fait donte sa tur da waxoon ne réew mi nañ ko sang ndax buñ ko sangul dañ ko sangee deret et je crois que nous sommes arrivés quand même à cette situation rey bi léegi dafa dem boo xam ne comme léegi ni dañ leen di rey comme ni ñu reyee ginaar bu loolu weesoo gis nga ñaawte fi nga xamante ne tamit am na ci réew mi façon wax ju nekk ndax man la décence m'interdit même de revenir sur certaines choses ñii di taxaw ne nañu rey nit wala nañu def li les gens disent ce qu'ils veulent sëriñ bi aujourd'hui man qui vous parle aujourd'hui je commence un peu à m'inquiéter je me pose même la question du Sénégal de savoir autant pour moi est-ce que je suis toujours dans mon Sénégal parce que je ne reconnais plus quand même ce pays waaw ba ma benn texte ba bërki démb mu am ku ma tontu ci suuf ne ma way on n'est plus dans le temps de l'émotion man ko effectivement on n'est plus dans le temps de l'émotion maintenant on est dans le temps de l'action parce que wala boog mais émotion moom mooy indi action xam nga mag ñu baax ñi fi nekkoon benn modèle la ñu amoon mooy modèle prophétique laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana ñoom loolu dañu gëm ni modèle bi gën a rafet moom la ñu doon roy ngir mën a defar seen pénc ci loolu it seen bind yëpp ci loolu lañ ko tàggat ba ci Seydi Hadj Malick jël mi ngi ko wax léegi une nuit mu mel ni gàmmu mu jël ko at mu ne mu ci woo muqaddam yi ngir ñuy fàttaliku ndax damay faral di wax ni Seydi Hadj Malick grand événement yi mu doon def mën na ci boole sa centenaire bi
grand événement yi mu doon woote yëpp ngir genre benn conseil d'administration la woon boo xamante ni daf koy woote ngir administrateurs yi mooy muqaddam yi mën di ñëw di joxewaat ay orientation ci seen nekkin ci seen penc dafa mel ni ñun loolu dañ ko xaw a rafle tuuti wala boog àdduna daf ko xaw a rafle ay am ay mag ñu baax ñoo xamante ni su doonte suñu kilifa yi fi nekk tey ñi ngi def lu ñu mën waaye dafa mel ni àdduna ma sax Sénégal mais àdduna moo rafle ay kilifa yoo xamante ni mën nañu orienté waat société bi ba tax ne tey ñaawte fu mu gën a ñaawee ñu ngi koy dégg nekkin taxawaay gis nañ koy wax ay logique LGQBT ñu ngi koy wax ñu ngi wax les problèmes ci réseaux sociaux yi maanaam ku yëkkati kàddu ñu wax la mais loolu yëpp ci lan lay delluwaat problème éducation des masses. C'est ça, c'est important. Éducation des masses boobu nag mag ñi dañ ko bàyyi woon xel bu baax ba tax na seen dund yëpp wax naa ko sànq ci sama njëlbeen sama introduction seen dund yëpp mu lay fàttali na ko ay xayma dara jàngale suba ba jant so bu jógee dugg ci jàkka ji moo tax pour matale waxtu njàngale boobu yàlla daf ñu may ñun chance ñun ñi nga xamante ne ñooy ñu tuddee monde moderne mu indil ñu internet indil ñu les nouvelles technologies de communication ñu waroon ko utiliser ngir jàllale ci njàngale boo xamante ne njàngale yu mucc ayib lañu ngir suñuy doom mais dafa mel ni ñun damay wax ne toujours ne on a raté quelque chose. am na loo xamante ne daf ñoo jiitu. ñu topp ci gannaaw li ñu naan jaan romb nga jël ci watal ki dem ñu dóor. dafa mel ni ñun ci loolu la ñu nekk jamono ji ñu toll Sénégal tey wala sax àdduna parce que réseaux sociaux yi lëmbalewul Sénégal kese waaye ñun dafa mel ni ñun ñoo ci gën a bari coow. dañu waroon a utiliser jumtukaay yu bees yi ngir xool valeurs yi nga xamante ni mooy suñu valeur diine valeurs yi nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi woon mooy suñu ay valeur morale naka lañ koy mën a def ngir mu am jeexital ci suñu ay doom naka lañ koy mën a def ngir mu am jeexital ci suñu ay sët mais dañu bàyyi parce que maa ngi dégg benn xisa ñu naan bi ko tubaab yi laajee pour jàngal Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu daf leen ni kii de mën naa leen ko jox ndax jiitu naa leen ci moom ñun te li ko waral mooy jàngale bi nga xamante ne jàngal na ko ci biir kër gi jàngal bi nga xamante ne jàngal na ko ci daara ji ba fu mu mënti dem mën faa dëkk wala boo am dara dootu ko mën a fëkk ñun je pense que fii ñi ñuy wooyee intellectuels yi ak ñi ñuy wooyee kilifa yi ak ñi ñuy wooyee jàngalekat yi ci loolu la ñu war a gën a orienter seen ay actions. L'école n'a pas démissionné un peu de son rôle et les parents aussi. waaw parce qu'il y a cette formation de base. ñaar yëpp ci wàllu famille d'abord famille yi ci boppam dañu déstructuré wu dañu tas ba tax na la nga xamante ne moom la nit ki waroon a jàng ci biir famille am lu bari daf dootu ko fa jàngale mais loolu bu amee dafa am responsabilité état la état moo war a dabu loolu ci école bi parce que nit ki mën na bañ a am chance am famille boo xam ne famille bu koy aar la mais état su mënul reconstituer famille boobu am na loo xam ne war na ko mën a dabu ci école bi te loolu ñun bu dee daa ci def tuuti publicité ci suñu kii booy xool bi ñu ci war defee jàngat dañu ne ci ban anam lañ ko mën a jaarale ñu ne nañu xool li nga xamante ne mag ñi baax ñi bind nañ ko bàyyi ko fi ci wàllu defaraat penc jëm na ci wàllu paix sociale jëm ci wàllu tolérance jëm ci wàllu bonne gouvernance jëm ci wàllu mbooleem valeurs yi nga xamante ni mag ñu baax ñi bind nañ ci bàyyi ko fi wala boo ay nekkin yoo xamante ni nekkoon nañ ko bàyyi ko ñu xool naka lañ ko mën a tàggate ci biir cursus scolaire yi naka lañ ko mën a tàggate ci biir internet bi ba ñi fi ne tey ay suñu ay doom suñu ay rakk mën ko jëfandikoo nekk ci université yi wala ñu nekk ci école yu ndaw yi mais aussi ñu mën ko fi bàyyi mu nekk loo xamante ni génération yi di ñëw dañ ci mën a jot loolu tey la ñu am yaakaar ne buñ ko defee mën na am pour ne pas rester dans la complainte comme ni ma wax sànq mais mu nekk action boo xamante ni war nañ ko mën a poser ngir mën a dabu parce que mbir mi léegi course de vitesse la c'est ça plus ngay xaarandi plus muy am luy gën di ñëw di yàq suñu société yi te tey il faut que aussi yi ñuy woowee kilifa àdduna yi jàppale ñu ci parce que ñoom la yàlla dénk def askan wi dafay jaadu
ñun bu ñu gisee li nga xamante ni borom xam-xam yi xalaat nañ ko ba mën ko yaakaar ni mën na defar penc ñu jébbal leen ko ngir ñoom ñu mën ko dugal ci suñu ay taxawaay. loolu mooy tey man xalaat bi nga xamante ni tey en tout cas am nañ ko ñun en tant que jullit. mu nekk yóbbal boo xamante ni bëgg nañu ñu gën ko bàyyi xel ngir gën a mën a defar suñu penc suñ ko deful ñun tey dama adopté un peu parce que comme dañuy jàng ci Seydi Hadj Malick le rôle de lanceur d'alerte bi nga xamante ni moom la Seydi Hadj Malick amoon ñun tey loolu moo war a nekk suñu rôle tegu na ko nag ci wàllu dañu sant si wala dañu nekk njabootu Seydi Hadj Malick déedéet damay faral dégg nit ci di jël loolu di ko mettre en avant dañuy wax ni nit la Seydi Hadj Malick musul wax naa ko ci sama introduction musul mettre en avant le fait que mu sant si wala le fait que mu nekk shérif. li mu mës a mettre en avant mooy nit la boo xamante dafa am engagement ci biir société am. engagement citoyen loo xamante ni dina ko mën a taxawee à chaque fois bu gisee ay jàdd yoo xamante ni dëppoowul ak diine ay jàdd yoo xam ne dëppoowul ak luy defar penc. kon ñun suñuy lancer alerte toujours dañuy adopter comportement au Seydi Hadj Malick boobu non pas en tant que sëtam mais en tant que citoyen. C'est important. Donc il faut que ñu bàyyi xel ni nit ki léeg-léeg buy wax ci société waxul en tant que li ñuy wax origine daf lay jox benn légitimité plus ou moins sociale. biologique. voilà wala biologique la ko jox mais la nga war a taxawee ci société nit ku nekk yaa koy càmbar xam ne man lii kat engagement la boo xamante ni wala responsabilité boo xamante ne war naa ko assumer ci sama société. ma koy taxawee te loolu il faut que ñu def ko te ñu xam ne aussi. léeg-léeg en tant que lanceur d'alerte dañu war a promouvoir cette résistance culturelle bi nga xamante ni léeg-léeg nit ñi fa la ñuy yóbbu. C'est important. léeg-léeg ñu bëgg ñu wutale ak peut-être yenn courants yi ñu woowee les courants réformistes au Sénégal nga xamante ne ñoom tamit dañuy prôner cette résistance culturelle là. mën nañ ko wax ñuy woowee les salafistes wala ñuy woowee les wahhabites cette résistance culturelle là Seydi Hadj Malick moo ko njëkk a prôner mais dafa war a li cëslaayam ci lan la war a nekk lépp loo xamante ni yaakaar nga ni dafa dëngate la dugg ci sa société nga xool naka lañ koy jubbante du nag jaamaarloo ak ñi nga seqal diine ji jaamaarloo bi ci wàllu xam-xam la war a doon ngeen toog li nga xamante ni ay sujets yu sensible ngeen mën ko waxtaane ngeen mën ko toog waxtaane ko li nga xamante ni ay sujets yoo xam ne dafa nekk nag en contradiction totale ak diine ji loolu moom ñu dàq ko loolu mooy suñu taxawaale tey lanceur d'alerte ñu jële ko nag ci ku mel ni jàmbaar bi mel ni Seydi Hadj Malick ci jamono yu lëndëm ji ñu nekk nga xamante ni wax yu ñaaw yi mi ngi ci presse bi wax yu ñaaw yi ñu ngi ci internet yi wax yu ñaaw yi ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñu xool naka lañuy ñi nga xamante ni d'abord ñi nga xam ne yéenay communicants yi ngeen koy bañ di ko reprendre systématiquement parce que loolu aussi dafa am solo. C'est vrai. damay wax ni réew mi ñett ñi ñoo fi am ay responsabilités yu mucc ayib mooy ki nga xamante moom la yàlla jox nguur gi mooy ki yore mooy l'autorité centrale kooku dafa am responsabilité historique boo xamante ni il faut mu assumer ki nga xamante ne mooy kilifa diine parce que réew mi nit ci dañu am jël seen xol jox ko kilifa diine yi kooku dafa am responsabilité am solo ñetteelu responsabilité mooy yéen ñi nga xamante ni yéen tas xabaar yi moom la ñu woowee leen tas mooy les journalistes. C'est vrai. yéen am responsabilité assurer communication bu positive boo xamante ni lépp lu ñaaw jëm ci askan wi ngeen xam ne lii amul njëriñ pour man jarul tasaare. tamit dëgg. lépp loo xamante ne dafa rafet nag jëm ci askan wi ñu xool nag ni ñu koy mën a jaarale ci anam bi mu gën a rafet. alors Moulay man bëggoon naa la laaj tuuti benn bi ndax sëriñ bi sànq junj na ko surtout quand même li jëm ci Tivaouane boo xoolee de l'indépendance à nos jours il y a eu beaucoup de crises dëkk bi c'est pas maanaam jot na rencontre ay crises yu bëri on se souvient de la crise de 1968 ñu ngi fàttaliku tamit événement 88 yi 93 avec le décès de Maître Babacar Seye mais loolu yëpp dañu doon gis sa turandoo da doon génn quand même di wax ak li nga xamante ne moo di askan bi moo xam nguur gi moo xam kujje bi gis nañ ci woon vraiment a toujours eu quand même benn posture boo xamante ne c'est une posture de régulateur quoi qu'on puisse dire ce serait bien quand même ñu taxaw un peu sur cet aspect quand même c'est pas la première fois ba ci sa turandoo aussi El Hadj Abdoulaye Alamine moom aussi gis nga enseignant j'ai plus la date en tête mais ba ñu defee seen grève illimitée boobu woowoon na leen tamit mu ne leen tamit li nga xam ne mooy
maanaam ñu yor ëllëg réew mi ay ndaw la te yeneen leen di former. su ngeen toogee nii école amul xale yi ne sax mais plus tard du ñu am ñoo xamante ne plus tard dinañu war a mën a yore li nga xamante ne moo di raay réew mi ak doxal ko nu mu war a. moo tax bëggoon naa taxaw. waaw xam nga fonction boobu moom mooy fonction des religieux. xam nga Sénégal dafa am ñaari pouvoir spirituel ak temporel mais légitimité bi pouvoir spirituel moo ko am. temporel bi ñu am légalité. ce qui fait que fu crise moo sa am. et souvent li ci gën doy waar dañuy jël le pouvoir électoral la état mës a jël mettre ko en avant alors que y a le pouvoir économique ce pouvoir social de régulateur pour ñëwaat ci li nga laal. dañ ci jël quelques repères 1988 à 89 88 année blanche. c'est vrai. 89 tombé crise sénégalo-mauritanienne. Abdou Aziz Sy Dabakh mais daf ci jouer rôle bu am solo un rôle majeur. parce que ñoom seen fonction lan la c'est des fonctions de contre-pouvoir sans être contre le pouvoir. ni contre l'opposition mooy am benn équidistance mais terewul du ñu neutre. quand l'intérêt général est menacé Mame Abdou gis nañu waxuma la sax li Cheikh wala lanceur d'alerte sécurité sociale ñoom dañuy def li ñu naan prémonition. lu ñëwagul loolu nag seen cër la mais duñu wax ni ñoom la Mame Abdou yàgg na wax ni am na nitu yàlla bu gis nee na nañu def sarax nañu woote ñaan woo Alaaji Rawaan Mbay woote takk mais moom mooy gis mais su mbir mi demee ba am aussi dañuy gis taxawinu kilifa. parce que kilifa ak njiit bokkul problème mu Sénégal actuellement bari nañ njiit mais kilifa bareetul. kilifa comportement la kilifa exemplarité la kilifa dafay am li ñu naan nekk koo xam ni un homme de consensus. njiit nag position la. tey soo xoolee sur l'espace politique même dans le milieu religieux dans la presse partout dina am ko jiitu mais soo ko nattee tuuti rek xeeb ko. ci doxali Mame Abdou nag dafa amoon cër boobu. yàlla aussi mayoon ko beneen cër. mooy mu mënoon wax dëgg wax ko nag par la forme. dafa daan wax ni wax dëgg du tax nga ñàkk dépense du tax nga gàtt fan. gis nañ code de la famille. ci ko président Senghor jógee. mais mosu ci wéet parce que barki dem rek seen Cheikh Palma maa ngi wax ni mu amee coalition tey des politiques Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi coalition Wallu coalition Aar mais na am coalition des religieux donte la am na dans le cadre unitaire mais ñoom aussi nañu am coalition bam même suñ ko formalisé wul pour fu réew mi tey war a dugg ci guuta ñoom ñu mën a taxaw jouer ce rôle de régulateur social donc 93 aussi réew mi amaat ñaari jafe-jafe mooy crise estudiantine bi nekk fii crise Sutelec ba ñetti fan yooyu ñoom maa ngi fàttali boobu ñetti fan dans le noir avec Mademba Sock. C'est vrai. Mais aussi la dévaluation du franc CFA avec le plan Sakho Loum en 94. Mame Abdou aussi taxaw ci taxawin bu am solo ba duutul tomb laa wax 2011 fekk ko fi ndax 97 la génn àdduna. ba assemblée bëggee tàkk dañoo tegaat ay cassette am. cassette bi ñu tegoon ñu naan yow Abdoul Aziz Ndaw. Abdoul Aziz Ndaw boobu c'était les années 93 parce que ñoom. yi tax dañuy wax ak jamono il traverse des siècles et des siècles. C'est vrai. Maam El Hadj Malick mi ñuy tey wax centenaire am soo xoolee waxam boo teg da nga naan mais maa dafa mel da ko gisoon fekk fa mu ko teg la. jëslaay bi ci alxuraan ak sunna la. léegi 2011 boobu. gannaaw yàlla 23 juin Mame Abdou moo delloo si waat xel yi. dégg naa kase 2016 yaa ngi koy wax Serigne Cheikh nous sommes témoins oculaires parce que man ak sama jigéen Hélène Tine ñoo àndoon seet sëñ Abdou. parce que boobu tamit 5400 enseignants la état bi bëgg a radier. ñu yëg ko ñu waxtaan ci sëriñ bi tamit bàyyi lépp dimanche boobu keroog li nekkoon teewoon ci daayira mu ni lii moo ëpp farata. à midi il nous a reçu. fekk la veille wax nañoo ko syndicalistes yi mais ci biir wax bi président woo ko. ñu ko li ngeen jël kat diis na yéen tamit joxe leen notu xale yi. donc ci biir salle ba man bi may ñëw di waxtaan maa ngi naan ko papa rek sa njabootee ñëw. sa ñi ñëwoon yëpp dañ ñu ko sëriñ bi. ñëwuñ pour négociation. loo ñu ñaan ñu may la ko parce que ñoom boobu ñéeg nañu. état wax na day raje ñoom ñu ñéeg bu ñoo dellu gannaaw. état bi aussi jàpp fi mu jàpp. mais looloo tax bii fa baax parce que équidistance boobu sëñ Abdou ñoom ñëpp jox ko cër. mu génne réew mi ci guuta parce que 5400 enseignants suñu la rajo woon Cheikh. tey waxuma la système éducatif bi réew mi mooy nekk à terre. donc rôle boobu Tivaouane mës a joué rôle boobu tey jii ba léegi moo fi nekk su ma nee Tivaouane wax Touba ndax cadre unitaire bi gis nañ mois de mars li ñu naan saabu du fóot boppam. mais bi réew mi bëggee tàkk ñun ñoo jóg kilifa diine yi. léeg-léeg nag may wax benn wax dama naan kul may cër du am cër. suñu kilifa yi tey mujjee
ku ci xilaafa gi tegu ci loxo rek xamal ni dafa jaar fa mu war a jaar sa doo ko yàq mais am na ci loo xam ni tey soo ko taxawee ci wax ak jëf ñàkk a joxe cër jàppal ni tey ji mbir waxuma la yaakaar naa dina ñëw si sa loxo mais su ñëwee sa loxo tam doo ko jëriñoo moo tax cër boobu daal dañu koy fàttaliwaat que ni les religieux c'est ce rôle de contre-pouvoir ce rôle de régulateur social Tivaouane joué na ko Touba joué na ko Thierno Madani Thierno Bachir église bi loolu lépp moo tax ñu war a déglu kilifa diine yi ba barki dee maa ngi koy man leen tey léeg-léeg ñun waxuñu man ñuy wax de ci suuf ki nga tolloo responsabilité rente ak moom dëgg la président en tant que chef d'état amu fi naatangoo moom rek la fauteuil bi moom rek moo ci toog en tant que chef de parti dafa am naatangoo mais tey Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Mountakha mën nañoo wax ak président du waxu penc mu jëfe loo xam da koy def beneen bi tey mooy xale yi di génn tey réew mi comme wax ci jàmm il faut ñu wax ko Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Mountakha Thierno Bachir maam Thierno Mahi mënuñoo tëb directement wax xale yi mais ñi nga xam ni tey ñoom la xale yi di déglu ñoom lañ mën a waxal ñoo mën a wax xale yi pour montrer que Sénégal daal këru diine yi dama jàpp ni ñooy suñu cëslaay ñooy suñu ressort ñooy suñu aussi dernier rempart donc moo tax ñu war leen ormal war leen mooy pour ñëwaat ci cër ñëw naa globalement rek mais pour wane kër boobu këru diine yëpp ñu ngi koy jouer kon am nañu yaakaar moo tax ma bëggoon ko laaj comme contexte moo ñu ci yóbbu ndax gis nañu fu mu toll nii sëriñ bi yaa ngi ci benn cadre mooy le caucus mais nu mu tuddati sax maa ngi juum de PUDUS waa kay maa ngi juum gis nañ ne maanaam dëkk bi tey dafa di nekk dans une situation un peu compliquée ndax gis nañ opposition bi mu ngi fëgg dënnam ñu ne malgré sax fan yee passé gisoon nañ quand même ngeen def benn communiqué pour ñaan ñu bàyyi mais malheureusement gis nañ ne ñaari parti yëpp kenn nangul bàyyi état bi dafa interdit li nga xamante ne moo di la marche de l'opposition opposition bi ne day marche par la force ba malheureusement également ñetti nit jot ci faatu fu mu toll nii opposition bi nee na tamit day génnaat manifester waat encore de gré ou de force dégg leen sax Ousmane Sonko mu ne boo Macky Sall jàpp ko ñaf ko ci kaso bi wala mu rey ko ndax am na sax ay leaders yu nekk ci kaso bi déjà yéen également est-ce que pare ngeen surtout Tivaouane sol seen dàll dem waxtaan ak ki nga xamante ne moo di wala waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo di ñaari parti pour que mbir mi ñu jéem ci teg ci suuf parce que dëkk bi fu mu toll nii jàpp nañ ne soxla na leneen lu xiiroo ngaayoo mbiicoo mbaaloo waaw ñun mosuñu sax toog depuis bi mbir yi commencé ba léegi waaye loo gis danga koy teg ci yoon tamit ndax paix sociale yi ñuy wooye jàmm ji ci réew mi ñëpp la soxal te réew mënoo ko tabax ci lu dul jàmm te ñun dañu nekk réew yu ñàkk doole surtout nag ñu jànkoonteeg ay jafe-jafe génn ci Covid sama xarit Moulay mi ngi koy wax léegi ñu dugg ci guerru Ukraine ak conséquences yi mu am ci àdduna bi yëpp rawatina nag suñu réew yi nga xam ne dañu ñàkk doole kon jamono ji jamono jàppante loxo la ñu waxtaan xool naka la ñuy mën a def ngir mën a génn ci jafe-jafe yi réew mi am waaye du tee li nga xamante ne langue politique bi ñu ngi koy def ñu woo leen ci jàmm parce que woote ci jàmm souvent dañu koy reprocher ñun ñi nga xamante ne la ñu wooyee ci CUDIS bi wala ci les religieux en général dañuy reprocher ni duñuy bàyyi ki nga xam moo yore doole di duma ki nga xamante ne yorul doole mais kilifa yi parce que man duñu damay faral di wax man ab as ndongo la mais kilifa yi mosuñu des di wax ak ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ci réew mi bu ñuy artu nag lu ci ëpp dañuy artu dans le général du ñu tudd tur du ñu wax état nangam defal nangam du ñu wax opposition defal nangam dañuy ñaan rek nit ñi nekk ci jàmm loolu ci principe la ñuy wax mais suñu demee bay waxtaan ak ñi nga xamante ñoom lañ ko seqal dañuy wax ak ñoom ci anam bi nga xamante ni yaakaar nañ moo war a mën a indi jàmm. taxaw na ci tànk yooyu. duma wax sax Tivaouane kese mais këru diine yi ci Sénégal yëpp aujourd'hui ñi ngi waxtaan pour xool wala ci en tout cas ci biir cadre bi ñi ngi waxtaan pour xool ci ban anam la ñu mën a jaar ngir indiwaat jàmm ba lii di ay jafe-jafe nekk confrontation diggante pouvoir ak opposition mën a am issue boo xamante ni yoon boo xamante ni ku nekk dina ci gis boppam. tey dama gis ne dañu xaw a nekk ci benn impasse. moo gisee surtout impasse juridique bi nga xamante ni moom moo am ni. c'est ça boo xamante ni peut-être arrangé wul ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi mais état bi tamit nekk ci situation wu nan laa ko mën a tuddee
restaurer l'autorité de l'État parce que ñoom noonu lañ ko tuddee la force devra rester la loi loi dañ ko war a respecter ci réew sinon day indi ay jafe-jafe mais tamit toog waxtaan toujours dina mën a indi solution ba kenn du li ñuy wax tordre la main à la justice te ñun ci loolu la ñuy xool yan tànk lañ ci mën a dox ngir ñu mën a indi jàmm tey boo xoolee ñu mel ni opposition bi nekk nañ ci ay jafe-jafe ngir mën a indi li nga xamante ne wala boog voté ci dem élection ci condition yu mucc ayib ñi nga xamante ne état la tamit mi ngi xeex pour que ñu gën a mën a respecter institutions yi ngir ñu mën a respecter la justice je pense que li mën a indiwaat jàmm ci réew mi mooy li ñu wooye nouer les fils du dialogue toog waxtaan tey tant que ñi nga xamante ne parce que mën naa ko wax sax président Macky Sall ku ko digal ku ko conseil mu xeex jox ko conseil bu baax man damay wax sama akulaay taala ñi mu nekk ak moom mën nañ koo xeexal ñi mu nekk ñoom dañ ko war a xeexal waaye moom moo yore force moom mooy yore autorité moom mooy yore doole ji moom warul xeex moom dafa war a xool li nga xamante ne moom moo jaadu rek mu def ko ñii aussi yi nekk ci opposition bi waruñu défier autorité su ma nee défier autorité mooy ne man lii dama koy def par force loolu message la man bu may lancé en tant que Cheikh Tidiane Sy peut-être suñu génnee ñu ne waaye Kudus ma wax nanga ma non damay wax en tant que Cheikh Tidiane Sy ne que am na loo xamante ni su amee ci réew rek confrontation lay indi lii dinaa ko def par force wala doole ji dinaa ko utiliser par force kon tey bu dee dafa am conseil bu ñuy joxe tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci opposition wala ñu nekk ci état mooy ñu mën a toog waxtaane réew mi pencoo réew mi pencoo ko ci pas comploter parce que bu ñu nee pencoo rek ñu bari dañuy xalaat waxtaane loo xamante ni askan du ci gis boppam non man pencoo ci cadre trouver solution boo xamante ni ku ci nekk dañ gis boppam mais aussi du nekk contre les intérêts des populations. parce que am na ñu ne est-ce que élection législative war na mën a jar lii d'autant plus que ne en 2024 xamaguñ kuy nekk président. ndax ki nga xam ne moo war a nekk par exemple président su fekkee ne beneen camp lu jógee. fala bu dee ne nañ assemblée bi dañ koy tas kon est-ce que assemblée war naa mën a jar lii wala déet ba am sax ñu ne lu gënoon est-ce que sax waruñu dem vers li nga xamante ne moo di ñu bàyyi élection yi et puis même bu ñu couplé sax législative yi ak présidentielle 2024 ñu def ko ngir jàmm mën a am. waaw xam nga fii dafa amoon lu ñu en 92. dafa amoon lu ñu woon woowee le code consensuel. le code Kéba Mbaye c'est ça. maanaam nit yi dem nañ ba gis ne que suñu système électoral bi amoon na ay jafe-jafe yu tar ñu pencoo ko mboolem acteur politique fi nekkoon toog pencoo ko waxtaane ko trouver solution loolu moo doon wéy ba léegi waaye ñu dem ba ci yàgg ñu gisaat ne amaat na ay jafe-jafe yoo xamante ni ñi nekk ci kujje gi ñi ngi koy reprocher système électoral bi bu ci ëpp mooy parrainage yi ñu ngi koy wax ba pare nag mu amaat leneen lu ci dugg mais loolu boobu mën nañu wax ni erreur u acteur politique mooy problème yi amoon ci liste électorale yi jëm ci wàllu parité ak yeneen yi nga xamante ñoo ci dugg loolu su amee ci système électoral boobu moo nar a indi ay jafe-jafe dafay laajaat ñu amaat beneen consensus bu bees man tey ci loolu la ñuy woo politique ñu amaat consensus peut-être que élection yii bu fekkee ni d'accord nañu seen biir parce que ñun du loo xamante ni ñoo leen koy diggal ñoom ñooy toog waxtaane ko d'accord nañ seen biir de manière inclusive nag laay wax ba ni ñoom dañuy reporter élection yi pour trouver waat benn consensus bees kooku ñoom lay engagé je pense que day nekk loo xamante ne intérêt réew mi lay intérêt réew mi lay doon su fekkee ne nag amuñu consensus ci reporter élection yi mais ñu def élection yi ci anam ñi nga xamante ni moo gën a rafet mais bu ñu génnee ci loolu ñu war a toogaat pour mën a amaat consensus bu bees pour élection yi nga xamante ni dañuy ñëwaat du am jafe-jafe man loolu moo ci tey sama mbébét loolu moo ci tey sama xalaat te di ñaaxaat les politiques ñu toogaat mën a amaat benn consensus bu bees ci wàllu élection mais aussi consensus bu bees ci diggante pouvoir ak opposition ndax pouvoir wax naa ko ma toog benn kilifa dafa nekk loo xamante dañ ko dénk suñu ëmb loolu la Seydina Abou Bakar waxoon ca ba muy def discours d'investiture am ba ak saxaaba yi mu ne da ngeen maa dénk seen ëmb waaye ëppalewuma leen dara bu ñu gisee lu dëng ñu jooyanti ko bu ñu gisee lu jub ñu ànd ci liggéey tey opposition loolu lay jëriñ ci réew bu amee lu dëng ci li état di doxal
opposition day nekk lanceur d'alerte ngir permettre état boobu mën a te sax Sénégal dafa am statut de l'opposition. C'est ça. ñu xool naka lañ koy mën a ànd donc démocratie bi ñuy woote c'est vrai c'est le règne de la majorité donc majorité moo yore pouvoir bi mais aussi di bàyyi xel minorité bi nga xamante ne gagné wu muy opposition boobu nga xamante ne dina ko mën a permettre muy joyanti doxalinam. kon loolu mooy tey suñu xalaat. alors Moulay Abdoul Aziz balaa maa dem ci teewoon benn baat rek laa bëggoon tamit nga décortiquer ma ko. ndax sa turandoo daawoon na wax ñaari baat yu ma marqué quand même. mu ne nañu moytu di toog di jayante ba pare tàqali ko di jëwante. te on a l'impression qu'aujourd'hui c'est ce qu'on voit beaucoup plus dans le pays quand même. mooy rapport de confiance bi war a am entre ces acteurs du ñu ay adversaires man du ma ne sax adversaire politique. mais là j'ai l'impression que là ce sont des adversaires. non ils sont même adversaires mais ennemis sax laay wax. animosité il y a une animosité que de l'adversité parce que su fekkee day dem ba baatu noonu di génn. ci ñoom sa du ñu ay noon ay partenaires sax la ñu war a nekk parce que démocratie encore une fois de plus xam nga Sénégal Cheikh. réew mi dafa am taarix l'exception sénégalaise li ko indi mooy ce patrimoine immatériel boobu bi ci jiitu mooy ce dialogue entre les différents acteurs interreligieux d'abord intra-religieux interethnique cousinage à plaisanterie mais beneen bi aussi mooy ñu yàgg am alternance démocratique am nañ ko deux yi ñu am. C'est ça. mais li ko indi mooy consensus. man dama ne acteurs politiques yi soit ñu wóolu justice soit ñu demee seen xel tey maître Abdoulaye Tine dugal na benn recours protocole additionnel de la CEDEAO bi Sénégal signé en 2001 protocole boobu daf ni lépp luy nekk entrave pour la libre participation des citoyens aux élections nañ ko dindi parrainage gis nañ ni entrave la de part et d'autre Cour suprême suba lay prononcé wu le 23 juin su prononcé woo en faveur de ce recours ça c'est une loi communautaire la loi électorale day dàqu l'arrêté du ministre dafay dàqu. C'est ça. sa su ñëwee loolu li ngay wax report luy nekk la parce que on remet tout à table donc dañu jàpp ni tey jii pour ñëwaat man ci maam Abdou li mu daan wax rek laay wax parce que mënuñu def lu dul loolu nañu fàtte ëmb yi jiital bato bi ëmb yi mooy parti politique yi mooy turuux yi mooy waaso yi di tàppe xol yi malheureusement fi ñu toll nag Sénégal dañ naan benn bopp la kenn ñu ngi koy fay et puis dañu jëm ko xam da ngay tiit parce que le pays change de paradigme à partir de 2024 dañuy dugg ci ère d'exploitation des hydrocarbures c'est li ñu wër yëpp gis nañu lam fa jur malédiction ak bénédiction ñaar lay dépendre bi ci jiitu mooy il faut un consensus entre les acteurs d'abord parce que ñoom ñiy wax yëpp fi ñu toll nii 2024 au-delà de tout dafa am enjeu maintenant loolu war a nekk bénédiction ñoom su fekkee ne rente politique tax na rente politique mooy ku nekk jiitaloo réew mi jiitaloo stabilité wu réew mi li nga xam ne dañu ko fi construire nga jiital sa intérêt par dinaa contrôler ces ressources ñëw au pouvoir sans ma xaar même élection di ñëw parce que ñoom dañu bëgg anticiper fi ñu toll ñii tamit aussi nekk ci logique de conservation mooy xam nañu li muy jur mais dans tout cela le peuple sénégalais tey mi nga xam ni gis nañu en 2012 ni mu wonee mëninam maturité xam nga 2011 da nga gis ñu dem place de l'Obélisque des morts Ousmane Ngom démissionné Abdoulaye Wade présenté wu Abdoulaye Wade présenté wu na démission amul élection ñëw na gagné nañ ko par les cartes il est parti tey jii nañu xaar 2024 mu ñëw ki yàlla tudd nga xam ne mu ñëw et puis réew mi nekk ci jàmm parce que priorité sénégalais yi fi ñu toll lan la le chômage des jeunes qui est une menace la guerre en Ukraine li ko Serigne Cheikh avec toutes ses conséquences sur le plan géopolitique sur le plan socio-économique mais sur le plan sécuritaire même tey la cherté de la vie la demande sociale l'éducation aux valeurs parce que xale yi génn yëpp genn wàll yëpp xale yu ñàkk kilifa lañu parce que ñàkk kilifa dégg naa démb kenn ku ci wax ni moom daf ni ndigal ba benn sëriñ bu mag joxe woon
moom la benn leader politique ñoom kii lañ gën a déglu que sëriñ boobu. dégg naa li ni ça veut dire crise de repère la. dégg naa li ni mel mu ne bu leen sëriñ bi defee ndigal dañ ko fay bàyyi. kenn ku am responsabilité. man sa vendredi bi passé am na ci benn organe de presse bi dama leen en tout cas boobu maa ngi Tivaouane ñu def fii ñu ngi waajal dem juma mais gis ñu fi amul fitna parce que njaboot gi mooy lay ñëwaat ci li ñu doon wax rek njaboot gi nga xam ni tey dañu aju ci këru diine yi am na lu ñu leen mooñaale am na fu ñu leen teg am na loo xam ni sañuñ ko mais bari na ci xale bu génn tey amul kilifa so moo tax man jàpp ni daal crise yi dafa bari man surtout crise de la foi wax naa ko crise d'autorité parce que autorité amatul mais Serigne Cheikh dafa am lu am solo wax yàlla su la joxee pouvoir su dee xolu yërmande moo jiitu xolu doole bi day indi xolu nangu ca ña nga jiite su dee xolu doole bi dafa jiitu day indi xolu fipp moo tax man jàpp nañu tey président de la république comme ni nga ko waxee mooy père de la nation du fi nawle kenn du fi naatangoo kenn mais ay nawle la donc moom il prend de la hauteur état bi am na lu mu wone bari ki dem ku gis aju nga xam ni là aussi c'est important parce qu'il y a un conflit de droits autant la marche autant les libertés doivent s'exprimer mais autant aussi la sécurité des biens et des personnes état da ko war a garantir su état bi fooree trop mën nañu gaañ mais su néewee doole trop mën nañ bañ a mucc wax dañ fa mu digg doomu donc acteur politique daal man je pense que appel bi je le fais mien mooy ce sens de la retenue ce sens de la responsabilité mais aussi ñu delluwaat njukkal parce que tey jii ku dem Touba ci màggal ñoom opposition pouvoir so dañ mel ni mburoog soow pourquoi suñu génnee di laalante mooy li nga doon wax sànq dafay xaw a mel benn brin d'hypocrisie day am bu ñëwee Tivaouane la même chose loolu ñuy jox cër yi ci kanamu kilifa yooyu surtout lu tax suñu génnee su leen kilifa yi ñaanee parce que bari ki dem dégg ngeen communiqué bi génn xëy na mais ci turu kilifa yi le cadre unitaire génne communiqué ci télé sax le soir des manifestations bay politiciens toog di waxtaan di xaw a xaqataay ci plateau te bu ñu génnee dañuy tàppante pendant ce temps il y a eu des morts mais daal réew mi daal encore une fois de plus ku xam di nga tiit mais man jàpp naa ni ba léegi rek le fil du dialogue n'est pas encore rompu c'est important nag ku ne bàyyi benn parti d'égo maanaam bàyyi dara ci sa bopp jiital réew mi dana mën def jàmm mbokk yi ñu seetaan ñu ngi waxtaan ci li nga xamante ne moo di centenaire u Seydil Hadj Malick Sy centenaire bi nag xam ngeen ko ci Tivaouane lay amee kon nag dana jafe lool ñu tëj émission bi te waxuñu Tivaouane Tivaouane xam ngeen fan yi ñu génn déggoon ngeen fa benn incident bu douloureux bu fa amoon mu dem ci wàllum wér-gu-yaram di hôpital El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh bi nga xam ne mooy hôpital bi fa nekk ba sax lu toll ak fukki liir ak benn jotoon fa ñàkk seen bakkan wax dëgg àdduna yëpp ñaawul woon li ni mel ba tax sax ki nga xam ne moo yoroon wàllum wér-gu-yaram ñu jotoon ko njiiti réew mi jotoon ko relever de ses fonctions ba tey nag tey ci biir centenaire ñu bëgg ci waxtaan bëgg a maanaam laaj kàddu gi Serigne Cheikh bon am na sax benn poste bi nga jotoon a bind à l'époque sax keroog ba incident bi amee waaye am na ñu ne est-ce que si Tivaouane vraiment mérite quand même ce statut bi nga xamante ne moom la am tey. waaw loolu d'abord dañuy jaale ñi nga xamante ni ñoo ci njabootu wala way juru ñi nga xamante ñoo ci ñàkk seen bakkan di am métit lool nag ci mbir moomu xew fa di ñaan yàlla musal ñu ci mbir yooyu waaye au-delà de ça dañu war a xoolaat ñun tamit suñu taxawaay ci li nga xamante ni mooy li ñuy woowe les infrastructures sociales de base Tivaouane dëkk la boo xamante ni mën naa wax ni bu amee rayonnement bi mu am tey gannaaw li mu nekkoon 5e commune ci colonisation bu amee rayonnement bi mu am tey dafa njabootu Seydi Hadj Malick wala boog dafa El Hadj Malick def ak njabootam ñëw wuutu ko ci moo indi dëkk bi mu egg foofu waaye dem na ba li nga xamante ni moom mooy nit ña fa nekk peut-être développement dëkk ba ëpp na tey lañ fa def ci ay infrastructure ndax rayonnement boobu nga xamante ni mooy rayonnement ba fa Seydi Hadj Malick indi kon loolu su amee ci dëkk dafay laaj ñuy tabax ay plan de développement am na lu ñu koy PDU foog naa lañ koy wooye yoo xamante ni day méngale développement dëkk bi ci wàllu population ak infrastructure yi nga xamante ni ñoom lañ fi war a teg tey je pense que amoon na benn plan bu ñu fi tëggoon depuis 2016 su ma juumul waaye ba léegi
am na lu bari lu ci des bu ñu jëlee ci wàllu éducation nga xam wàllu santé nga xam ne moom moo tax nga interpellé ma ci. c'est vrai Tivaouane manqué na ay infrastructures de santé hôpital bi nga xamante ne moo fa nekk mooy hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh donte am na ay effort yu ñu fa def ci at yi weesu mais ba léegi fa mu waroon egg ci wàllu taxawaay boo ko méngalee ak le Tivaouane représenté d'abord ci la mu polarisé on parle de plus de 500 000 personnes yoo xamante ne hôpital moom la polarisé mais aussi Tivaouane dafa am lu mu am benn aspect lu ma mën a tuddee social bu mu am boo xamante ni wala spirituel sa laa ko mën a tuddee nit ñi léeg-léeg dañuy jóge ba yeneen i gox ngir ñëw foofu ngir faju fa ngir am ci barke bi waaye aussi ñaaruñu ko yàlla bu leen fa lu naka sulu noonu dalee ñu mën leen faa denc donc yooyu yëpp day indi ay sur exploitation ci hôpital boobu mais aussi kenn moo am responsabilité daf tabax ay hôpital ci réew mi muy wala bokk moom la ñu dénk en tout cas ngir muy saytu lépp loo jëm muy sax muy état du Sénégal à travers le ministère de la santé ñu yaakaar ni état bi war na bàyyi xel dëkk yi nga xam ne dañuy polariser ay nit ñu bari du Tivaouane kese am na yeneen dëkk yoo xamante ne tey peut-être ci seen capacité yi nga xam ne moom la leen yàlla jagleel am nañu ay nit yu bari yu fa nekk te infrastructure yi am méngoowul ak nombre population ba fa nekk kon tey bu ma jëlee kaw Tivaouane tey dañ ko war a gën a bàyyi xel gën a bàyyi xel d'abord ngir tëggaat la fa nekk ci hôpitaux yi ñu relever seen ay plateau technique mais aussi bu laajee sax ñu tabax hôpital bu bees boo xamante ne dina permettre bu moderne boo xam ne dina permettre ñu mën a te le président de la République jël na ci ay engagement pour defaraat en tout cas hôpital bu bees boo xamante dina méngoo ak statut dëkk ba di ñaan yàlla nag lu mel nii bañati faa am mais aussi bonne volonté yi parce que Tivaouane dëkku taalibe la dama koy faral di wax te ku neex taalibe moom yalwaan rek ngay am donc bonne volonté yi nga xamante ay société lañu ay industrie ay ñoo xamante ni seen responsabilité sociétale d'entreprise war nañuy mën aussi di fa apporter dara ngir mën a indi réew mi dëkk bi ci anam boo xamante dina mën a couvrir ay besoins ci loolu lañu war a xoolaate aussi le système de santé le système éducatif dama ci profité la pour defaale plaidoyer parce que Tivaouane aussi dëkku jàng la yaakaar nañu ni en dehors de li nga xamante ni moom la fa kilifa yi def muy ay daara yenn institut yu ndaw ndawaan yi Tivaouane dafay laaj mu am ay écoles yu mucc ayib ci wàllu enseignement même supérieur ngir xale yi nga xam ne fa lañ nekk dootu ñu génn dem yeneen dëkk pour jàngi kon yooyu tamit ay plaidoyer la yoo xamante ni war nañ ko mën a defar dëkk bi ngir mu egg ci niveau boo xamante ni dina mën a nit dafa nekk dinañ fa mën a dund bu noonu waaye aussi comme day recevoir ay gan yu bari yi ci événement yi nga xamante ay gàmmu la bu ñu ñëwee tamit infrastructure yi mën leen a jël en charge. Absolument Moulay alors juste pour terminer am na loo xam ne bëggoon naa la ko laaj ci wàllum infrastructure sax la wax sama xel dem ci ndax gis nañ ne Tivaouane ba léegi aussi ay problème assainissement nemmeeku nañ ko foofu. te ñu ngi jëm ci nawet et saa yu tawee dafay paral di taa te bu ñu xoolee un peu ci kanam dina dem ba gàmmu gi dina dugg ci nawet. te ku ne nawet wax tamit taw te ku ne taw bu fekkee ne amoo assainissement baax foog mu inondé te mbooloo bu ñëwee tamit tombé gàmmu dana métti lool pour mu ñëw maanaam def li nga xamante ne moom moo di la ko tax a jóg bi maanaam ñëw gàmmu si Tivaouane ndax Serigne Cheikh na ko léegi c'est une ville boo xamante ne ça attire des centaines voire même des milliers de personnes des millions sax laay wax chaque année ñuy ñëw foofu ñii dañ ñëw pour ressourcer ñii dañ ñëw pour gàmmu ku nekk day ñëw enfin bref ci li ko tax a jóg. tey est-ce que jaaduwul ci sa gis-gis ñu gën a taxaw ci nga xamante ne moo di wàllu woowu pour que bu ñu demee ba lii nga xamante ne moo di gàmmu yi ñëw ci wàllum période dugg ci nawet bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di taalibe yi ñëw Tivaouane pour gàmmu si wala boog ziyaare si wala def ci leneen du ñu jànkoonteeg ay jafe-jafe. assainissement moom Cheikh waxuma priorité mais urgence la xam nga man dama wax toujours suñu gars yi defee rapport man ressenti laay gën a jël. Tivaouane laa fanaan bi fa laa xëyee tey. mais bi ñu tawee dem sama fit bi dafa dal dafa tiit. parce que maa ngi naan ñi ngi waajal centenaire àjjuma bi ñu bari war a ñëw mais tey dëkk ba soo demee presque man dama mujj ci raay bi laa jaar pour génn ak sama moto tellement intersection bi nga xam ne moo jógee pour montrer déjà benn taw bu ndaw état bi am na lu mu fa lancé dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses programme d'assainissement ci la bokkoon voirie éclairage esplanade am na aussi lu ñu fa jot def mais dafa des assainissement bi 2018 bi ko l'ancien ministre de l'enseignement Mansour Faye
août 2018 la woon mu doon un programme boo xam ne BOAD ñoo ko financé woon ak état du Sénégal pour 4 milliards 300 millions mu waroon dem 18 mois mais sur les 72 quartiers 10 quartiers la programme boobu jëloon eau usée rek la nag mooy ndox yi jógee ci fosse mais eau pluviale bokk ci mais tey nous sommes au mois de juin 2022 Cheikh su ma la waxee tey koñ jàkk si boppam ku fa dugg gis na ni débat c'était laissé en rade parce que nee na il fallait un avenant entre AGEROUTE ak ONAS nan ngay defee un programme en termes de planification xel mënu ko nangu. déedéet koñ jàkk koñ bitim la xolu Tivaouane ngay dem ba mujje ko te fi ñu toll y a presque 62 quartiers yu xaar ndax village rattachés yi ci lañ bokk donc assainissement comme ni nga ko waxee dafa nekk loo xam ni gàmmu su duggee ci nawet parce que Tivaouane accueille 4 à 5 millions ou plus. c'est ça mais ñu bari ci air libre maanaam ci mbedd mi la ñuy camper fa la ñuy def seen tente fa la ñuy toggee. ba pare Tivaouane bari baax fond ñaari entrée femme bi jóge gare routière bi ak bi jóge Saint-Louis bu ci taw rek la ville est impraticable donc ñi ngi ñaan état bi loolu moom yaakaar naa ni plaidoyer la bu ñuy wax di ko wax eau pluviale waxuma pour Tivaouane mais toutes les cités religieuses. parce que gàmmu en pleine inondation du doon fatalité. déedéet gouverner c'est prévoir depuis 2016 ñu ngi ciy wax donc jàpp nañu comme ni nga wax assainissement bi farata la pour Tivaouane parce que daaw rek gis nañu gàmmu gi daaw 2019 bi sëriñ bi dem war a dem ci jàkka ja mais gis kër gu mag foofu foos yu bari parce que li muy accueillir la ndox mi di génn déjà eau usée problème la eau pluviale ñëw nekkati problème mais ci wàllu santé aussi suñu ci nag xam nga tey le seul hôpital de Tivaouane moom Abdou polarise 47 postes de santé 47 postes district Mekhe Tivaouane yëpp benn poste de santé moo fa am muy bi nekk Médine benn centre de santé moo fa am mooy bi nekk Kër Maas y a un gap de 10 postes de santé bu yàggul tabax nañu ci Zawiya ba centre médico-social pour war a gën a fesal yéene maam Maodo ba mu waxoon ne métier de médecine xam nga Zawiya maa ngi doon wax sànq daara fi ñu toll am nañ ñun centre médico-social bu xadara bi boo xam ni loolu état ko def état defu ko état moo ko équipé mais njaboot gi ñoo ko def c'est ça mais Cheikh wax na ci RSE xam nga entreprise yi nekk département de Tivaouane ICS ak GCO xëy na ñun wàllu IT gi may yëngatu moo tax ma am chiffre yi 300 et quelques milliards daaw jéeg ICS def na 261 milliards de chiffre d'affaires GCO 114 soo ko xoolee 375 milliards la mais soo duggee ci seen dépense sociale li ñu naan RSE 1 milliard 344 millions ci responsabilité sociétale d'entreprise 1 milliard pour des chiffres d'affaires de 375 milliards mais soo defee ratio yi 2% lañ dugal ci Covid bi riposte 6% pour la santé avec tous ces impacts donc tey entreprises yooyu état war na mën def mais ñoom aussi war nañ mën def même ci domaine éducation tu vois war na am un lycée à vocation professionnelle filière minière sa loolu entreprise ñoo ko mën def plaidoyer bi mu ngi fi parce que ñun bi ñu rappelé wu ci dans les symposiums ci gàmmu Tivaouane dañuy dajale borom xam-xam bi on avait dit en une année Tivaouane ville futur pôle de développement donc xalaat baa ngi fa réflexion baa ngi fi bëgg-bëgg baa ngi fi ñi ko mën taxawee tam ñi ngi fi ñi ko bëgg tam ñi ngi fi muy population yi mais nag li sëñ Abdou doon wax man toujours dama ci ànd mu nekk une ville à dimension humaine parce que am na noo xam ni suñu ko contrôlé wul drogue dina fa dugg banditisme dina fa dugg insécurité dina fa dugg donc na nekk ville pôle de développement religieux maanaam cëslaay bi nekk diine éducation au valeur mu nekk ay citoyens yu nité yu civilisé yoo xam ne bañ fa dugg lu ci bokkul jërëjëf looy tëjee ma jox sëriñ bi mu tëj ñu yëkkati jotaay bi tëj rek mooy sant Cheikh bu baax a baax vraiment di ñaan yàlla suñu organe bi parce que suñu organe bopp la dem ba nekk holding waaw fi ñuy dégg télé yeeg rajo yi ñu dégg ko ci sa loolu incha allah dinañ ci taxaw di sant sam sëriñ Cheikh vraiment ci dalal bi ñu dalal di ñaan tamit centenaire bii tey en tout cas appel la man ndax le 27 mooy bis bu màgg boobu mu nekk bis boo xam ni Sénégal yëpp ni ko sëriñ bi waxee wàccee kaamil ñaan tuub ba réew mi jóge ci dal ba la ñuy xalaat sax ay le 29 ak le 30 ak juillet dara du ci amati mu mel ni daal parce que li ñaan ak sarax mën na fexe ba dogal du ñàkk bañ a am mais mën na def mu nekk 10 ans de prison ñaan ak sarax mën na ko indi ba 1 mois de sursis donc li ñuy ragal ci fitna ak ci lépp yàlla nañu yàlla si centenaire Mame El Hadji Malick bi réew mi lépp luy fitna jóge fi lépp luy xewal ñëw fi loolu daal lay tëjee Serigne Cheikh jërëjëf Moulay jërëjëf Serigne bi waaw xanaa di la sant d'abord ci li nga ñu dalal ci cette émission bu njëkk grand débat di ñaan yàlla mottali sa yéene ci réew mi à travers ce bel outil de communication di la féliciter ci sa sens la responsabilité tamit gis nañ fi nga jaar yëpp am solo la
ci kuy tas xabaar di ñaan yàlla foofu lay tëjee ci li nga xamante ne moom la ñu ragal ci barke kii ñuy fàttaliku ci centenaire bi jëfam ak taxawaayam ci àdduna nga xamante ne musul nangu jaamaarloo ak état musul nangu jaamaarloo ak tubaab bi te la mu bëggoon ci àddunaam ci péncam fexe na ba yàlla yéwénal ko ñu roy ko ci loolu ñu koy ñaax ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci opposition ñu roy Seydi Hadj Malick ci capacité de résistance passive boobu mën gis naa dem ñu génne foog naa ne bu bees la mooy dóor ci kii voilà dóor ci kii ci casserole bi ñu wax ne que loolu façon ci résistance passive bi la bokk ndax nit aussi kenn du ko il faut ñu bàyyil nit ñi ñu manifester seen ay jafe-jafe je pense que loolu responsabilité la état muy bàyyi nit ñi yenn frustration yi nit ñi mën ko di exprimer mais aussi ñu def ko ci cadre boo xamante ne cadre jàmm lay doon état it ma wax ko ma baamtuwaat ko ñu koy ñaan muy bañ di utiliser doole toujours ngir mën a indi ay jafe-jafe ci yi nga xamante ne ay expression de frustration la di ñaan yàlla wàcce jàmm ci réew mi ba lii ñuy ragal ci élection yi ñu dëgmal yàlla def ci ndox mu sedd lii di nawet bi ñuy dugg tamit mu nekk nawet bu mucc ayib lii ñuy ragal ci wàllu xiif ci réew mi nga xamante ni guerre Ukraine bi mi ngi menacé yàlla def jàmm ci àdduna bi ba liñ ci ragal yëpp du ci am ñaaxit autorités yi ngir ñu mën a fexe ba lii muy ay ñi woy souveraineté alimentaire mu nekk loo xamante ni réalité lay doon ci réew mi di leen gën leen sant di gërëm waa Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ bi mbokku téléspectateurs yi ñu leen di gërëm di leen sant bu baax te nag ñu fas yéene woon taxaw ci li nga xam ne moo di centenaire u Seydi El Hadj Malick Sy centenaire bi nag ñu taxaw ci contextualiser ko ak li nga xamante ne moo di lu xew ci jamono ndax lu xew ci jamono xam ngeen ko duñ ci dellusiwaat ndax woon nañ ko sànq en introduction yàlla dogal nag ñu àndoon ci ñaari sëtu Seydi El Hadj Malick Sy di ñaari sëtam yoo xamante ne ay sëtam qui sont très avertis ils sont également très modernes et qui suivent aussi l'actualité moo xam politique moo xam économique moo xam social aussi avec nous ki ci njëkk moo di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine xam ngeen ko moom moo jiite cadre unitaire bi de l'islam fii ci Sénégal di ci ànd ak këru diine yëpp di dox tànku jàmm ci lépp loo xamante ne jàpp nañ ne buñ ko bàyyee mun na indi ab rëq-rëq wala ab xiiro ak ngaayoo ci réew mi te réew mi soxla li ni mel kon ñu koy gërëm di ko sant bu baax moom nag mu taxawoon fi ñaari taxawaay yëpp en tant que surtout Seydi El Hadj Malick Sy ak tamit nekkoon it tamit président cadre donte am na cadre yoo xam yëkkati na ko te yëkkatiwu ko au nom du cadre waaye na da ko yëkkati à son nom propre ndax baax na aussi ñu préciser li ni mel ñuy gërëm aussi Moulay Abdoul Aziz moom tamit ci kër gi la bokk surtout Seydi El Hadj Malick Sy la xam ngeen ko ci société civile xëy na ngeen ko gën a miine moo bokkoon fële ca forum civil bokk ci ITIE mi nga xamante ne tamit moom mooy initiative également pour la transparence aussi des ressources minières mi nga xam ne nag wala des ressources extractives mi nga xam ne dañ ko def pour que lépp loo xam dafa jëm ci ressources minières yi mu am traçabilité moom nag mu nekk fa aussi dafa yëngatu ba tax sax maanaam am yu bëri yoo xamante ne it indi nañu ko wala gën nañu ko leeral ba suñu xel gën a leer ci yu bëri moom tam ñu koy gërëm di ko sant bu baax ci teewaayam ak kaddu yi nga xamante ne yëkkati na ko mbokk yi ma leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen teewaay ci émission bi nga xam ne seetaan ngeen ko mu di le grand débat bi nag di émission bu njëkk bi ma leen di dox dig daje ci lu yàggul dara ci deuxième numéro bi ak yeneen invité ak ci yeneen thème ak yeneen invité maanaam ci lu yàggul dara ci jëmmi jamono kon mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant di leen wax jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm